فلأنصرن الحق حتى أنني أسطو على ساداتكم بطعاني الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم قرباني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu waa mbokk Furqaan ak yeneen groupe yi nga xamante ne ñoom ñuy suivre ci séminaire bi nga xamante ni moom la ñuy tàmbali tey mu war a dem ba vendredi incha allah comme ni ko suñu cheikh bi waxee ci introduction bi séminaire bi mooy les défis du kémitisme face à l'islam maanaam mën nañ koo tuddee ak diine joo xamante ne ñu ngi koy gis ci suñu jamono ji surtout fii Sénégal mu commencé bari lool ak ni muy jàmmarloo wala ni nga xamante ne noonu lay màbbee islam mu am nag thème yu bari thème bu njëkk bi nga xamante ni moom la ñuy tàmbalee muy définition origine évolution et position de l'islam mooy kémitisme lan mooy kémitisme maanaam lan lay tekki ak timit lan mooy cosaanam ak timit bi mu cosaanoo nan la màggee ba tollu fii nii ak timit lan mooy ci tëralinu islaam ponk yooyu la ñu war a tàmbali séminaire bi incha allah ñu ci ànd ak Cheikh Mouhamadul Fadal Ndiaye ñu gën koo xamee ci oustaz Fadal Ndiaye xafidahullah ni nga xamante ni nag noonu lañu bëggoon a tëralee waxtaan wi mooy ginnaaw bi ñu waxee bi ñu présenté intervenant bi mu def exposé ba mu jeex après dinañ bàyyi lu mat 30 ba 45 minutes nit ñi ku am question mu dugal ko incha allah ku am question mu dugal ko ba question yëpp jeex su question yëpp jeexee moom mu daal di mu répondre question yi bu question yëpp jeexee réponse question yi jeexee après ñu dugal contribution yi képp ku ci am contribution mu daal di koy dugal ñi ngi ñaan tamit képp koo xamante ni après yaa ngi intervenir ci question bu fekkee question la mu bañ a weesu 50 secondes 40 ba 50 secondes sauf nag bu nekkee question boo xamante ne dafa xaw a gudd wala question contribution ngir ñu daal di mën a yombal li nga xamante ne moom mooy taqale bi après. waaw Cheikh Mouhamad Fadal nag moom imam la fële ca réewu France depuis plus de 10 ans lu ëpp fukki at mi ngi nekk foofu imam nekk fa tamit prédicateur di daa'i enseignant la également dafay jàngale di joxe ay cours ci islam ci wàllu Qur'an ak fiqh ak aqida ci ville yu bari yu nekk foofu ci ca France ci wàllu formation am na licence en langue étrangère appliquée muy arabe ak anglais am na tamit master en traduction mooy firi aw làkk yóbbu ko ci beneen làkk ci làkk yooyu mu tudd fi ñu toll nii mi ngi def benn master ci wàllu histoire muy taarix
ci culture et patrimoine du Maghreb de l'Antiquité jusqu'à nos jours. loolu mooy cosaan ak aadawu Maghreb mooy pays yi nga xamante ni ñoo nekk au nord de l'Afrique muy Maroc, Tunisie, Algérie depuis lu yàgg ba suñu jon tey jii. mi ngi def tamit beneen master ci wàllu diine ci islam ci usulul fiqh. mi ngi préparé sax benn mémoire master 2 thème bi di divergence des usuliyun concernant les innovations religieuses et l'impact de ces divergences sur les juristes. loolu mooy wuuteeg usuliyun yi ci liñ naan bidaa ci bidaa ak jeexitalu wuute googu ci fuqahaa yi. bu ma juumee ci olof bi xam naa dina ko jubbanti. jaar na nag ci université yu bari comme université Montpellier 3 Paul Valéry ak Toulouse Jean Jaurès université yi nga xam ne jaar na fa ak yi nga xamante ni ci la nekk actuellement bokk na ci université islamique de Minnesota te mu nekk base bi nekk États-Unis te mu nekk ci pays yu bari lu mel ne Yémen, Makka ba fii Sénégal. donc ñu ngi koy ñaanal tawfiq di ko ñaanal suñu bopp di ko ñaanal mbokk yépp yi nga xamante ni ñoom ñooy déglu di yaakaar ne tamit thème bi nga xamante moom la ñuy ubbee séminaire bi incha allah dina nekk loo xamante ni dinañ ko mën a dégg bu baax a baax mu faciliter ñu yeneen sujet yi nga xamante ne moom mooy ñëw ci après thème bi kon yaa cheikh tafaddal barakallahu fikum bismillah. bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala nabi almustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wala. ñoo ngi nuyu mbokk yi ñu déglu yëpp di leen ziar di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko. comme ni ko mbokk mi Abdul Qadir yal na ko yàlla fay yow daal di annoncé thème bi nga xam ne lañu waxtaane tey mi ngi aju ci kémétisme ak taxawaayu lislaam ci mbir mi ñuy dippee kémétisme. waaye xam naa bala maa ñëw ci li nga xam ne mooy thème bi nga xam ne war nañ cee waxtaan damay dellusiwaat tuuti rek ci ni ñu dippee séminaire bi d'une manière générale muy les défis du kémétisme face à l'islam. bépp gisin boo xam ne gisin bu bees la wala aw gisin bu ñuy dekkalaat ñaari mbir yi lay lambool wala benn ci ñaari mbir yi lay lambool. ima day doon gisin woo xam ne day jëmale askan wi kanam wala day jëmale nit ñi kanam wala day jëmale àdduna wi kanam ci la aju seen wàllu diine seen wàllu pas-pas ak li aju seen wàllu àdduna wala mu leen di jëmale kanam ci benn ci ñaar yooyu wala mu doon loo xam ne day delloo askan wi ginnaaw wala day delloo àdduna bi ginnaaw ci la aju seen wàllu àdduna wala seen wàllu diine wala mu leen delloo ginnaaw ci ñaar yépp. lan nag lu ci mënti am da ngay gis ne lii di lislaam da ci am taxawaay ndax lislaam yàlla daf koo tagg gi mu ko tagg mooy daan doon diine joo xam ne fu mu toll ña nga xam ne ñoo ca nekk dañuy taxawaayu digle lu baax tere lu bon. lu baax ak lu bon nag lu baax mooy lépp lu lay jëmale kanam rek sa mbirum àdduna
wala sa mbirum diine mooy mbirum laaxira. lu bon mooy lépp lu lay delloo ginnaaw ci sa mbirum àdduna wala ci sa mbirum diine. moo tax yàlla subhanahu wa taala ne kuntum xayra umma uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar. moo tax mbir mu ñëw rek lislaam da ci am gisin da ci am li nga xam ne moom mooy taxaw seetlu da ci am position rek mën naa doon daal di koy encourager ndax luy jëmale nit ñi kanam la, comme position mën naa dellu doon daal di koy moytandikoo nit ñi. lislaam dafa am ay jubluwaay, am mbir yoo xam ne daa ñëw ngir sàmm ko. ginnaaw bu boroom xam-xam yi settantalee li nga xam mooy lislaam la muy digle ak la muy tere, dafa am lu ñu ci déduire. ñu ngi tudd at-tatabbu wal istiqra. at-tatabbu wal istiqra mooy da benn analyse boo xam ne dafay général global, def ay déduction ngay gis ci matière yépp, ci mbirum àdduna yépp ñëpp ko nangu ne ab yoon la bu ñuy jaar ngir daal di saxal ay mbir wala dàq ko. kon settantal googu noonu ba pare daal di cay déduire ay mbir, day gis ne boroom xam dañu settante lislaam la muy dig la muy tere, dañoo gis ne lislaam la muy tere la muy digle du génn mbir yi, mooy day am lu muy bëgg a sàmm, mooy day seet di sàmm li nga mooy diine nit ki, mooy gëm-gëmam pas-pasam, mooy lépp lu mu dig lu mu tere di ngi fekk imma muy seet mu jublu ca sàmm diineem, wala mu sàmm li nga xam ne mooy dundam, wala mu sàmm li nga xam ne mooy am xelam, wala mu sàmm li nga xam ne mooy honoram deram, wala mu sàmm li nga xam ne moom mooy askanam. looloo tax thème bi niñ ko dippee am solo lool, mooy suñ ne les défis du kémétisme face à l'islam. ku xam l'islam diñ ci dégg ne kon lii di kémétisme bii nii dafa nekk dafa am ay défis yoo xam ne mi ngi koy soumettre à l'homme en tant qu'être humain. ci yeneeni terme ma ne lii di kémétisme ci forme bi nga xam ne mooy forme bi ñu xam tey ci réseaux sociaux yi, ak ay wuute yu am ci ñi nga xam ne ñoo koy woote woo, la ca fés te jël lislaam jël diine yi def ko mu nekk seen noon, def mu nekk seen champ de bataille, da ngay gis ne défi yooyu noonu daf ko soumettre à l'homme en tant que moo dafay yàqal nit ki en tant que nit. loolu dinañ ci ñëw. dafay défi yooyu daf ko soumettre à l'homme en tant que religieux. dañu bari suñu déggee face à l'islam jàpp nañ ne côté religieux bi kese lay yàq, waaye dafay forme kémétisme bi nga xam ne encore une fois, malgré ay différences yu am ci ñu koy woote woo, nañ xamal ne lu tax suñu ñëwee ci waxtaan wi dafay soumettre ay défis à l'homme en tant que noir. kon li ñu war a waxtaanee yàqute gi dara yàqute mun nar a indi ay yàq, yemul rek ci yàq diine, waaye dafay yàq lu bari. bal la nga xam ne moo tax a jug ñoom fa ñu sukkandiku dañ koy yàq, mooy lii sax xam ne mooy xalaat ak lañu war a jariñu ci lii di héritage bi nga xam ne suñu maam bàyyil nañ ko fi. dañuy yàq sax caricaturer rôle bi nga xam ne nit ku ñuul ki ci jamono jii ne war na koo jouer. kon suñu déggee les défis du kémétisme face à l'islam gën na yaatu
lii ñëw ci xel tout de suite mooy rek ci li aju ci wàllu diine. waaye ñun nag xam naa tey li ñuy gën a focaliser wu mooy rek aju ci wàllu diine waaye faw rek ñu xamale ne mbir boo jël rek ci loo xam ne day jëmale nit ki kanam lii di kémitisme bii ci forme bii ñuy waxtaane tey da ngay gis ne da ci indi ay yàqute yu mën ne wala da ci indi yàqute yu rëy te su continuer mën na ci indi yàqute yu rëy. moo tax combat bi du combat wu jullit bi kase waaye combat wu képp lu koo xam ne bëgg nga ñu bañ a jël héritage li nga xam mooy sunu héritage bu maam la ci wér daal di koy jël mu nekk arme boo xam ne dafay permettre ay nit ñoom dañoo am ab haine gu nekk seen xol ak racisme gu nekk ci xol wala dañoo am benn désir de vengeance moom mu nekk seen xol ci ñenn ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom seen malheur yëpp ñooñu la ñu bëgg a utiliser loolu daal di koy usurper jël ko mel ni ñoo ko moom am ci seen déggin goo xam ne déggin gu sori la nga xam ne moom la waroon la jariñ. dafay lii di kémitisme combat bi nit ñi war a mener contre ñoom wala encore une fois kémitisme bi nga xam ne incha allah suñu ñëwee ci waxtaan dina leer ne dafa am luñ ci jublu combat bi nit ñi war a mener ak ñoom dafay concerner képp koo xam ne da ngaa bëgg nit di xalaat ca la nga xam ne da caa war a xalaat te kenn du ko imposer benn xalaatin képp koo xam ne tey jii bëgg nga nit ñu ñuul ñi participer ci la Senghor doon wax le rendez-vous donner recevoir am lu mu mën a jël ci ñeneen ñi ndax tey jii fa la àdduna bi toll mooy da ngay jël ci nit ñi am loo joxe képp koo xam ne bëgg nga tey jii nit ñu ñuul ñi participer comme ni ñu ci doon participer cay jamono da àdduna lu mus di doxee dam ñuy joxe brassage rek de culture. danga war a ñëw taxaw jàmbaloog lii ndax dafay ñëw di yàq sax la nga xam ne waroon nañ ko mën a apporter tey à l'humanité comme li nga xam ne noonu lañ ko apporter à l'humanité ci siècle yi nga xam ne moo ñu jiitu. kon lii moo nekkoon li nga xam ne bëggoon naa ko wax ci li nga xam ne mooy li ñu dippee li nga xam mooy séminaire bi di les défis du kémitisme face à l'islam. On dit c'est des défis du kémitisme face à l'homme en tant qu'homme, face à l'homme en tant que religieux, face à l'homme en tant qu'intellectuel, face à l'homme en tant qu'homme noir, face à l'homme en tant que citoyen du monde. su ñu ñëwee ci thème bi muy définir lan mooy kémitisme xam ne mooy ci poñ bi jiitu dañuy seetlu ne baat bi ci boppam néologisme la ci làkku français mooy baat la bu bees ci niñ ko tëggee dafa am racine am ab li ñuy tuddee suffixe kon nga dégg baat wa foog ñu dellu ci lan mooy racine bi racine bi kon su fekkee dañ ko jëlee nii mooy kémit yenn saa yi mu ñëw ci kamit yenn saa yi mu ñëw ci ñoo kémitisme kon balaa ñoo jàngat mbir mi en tant que courant de pensée wala en tant que religion foog rek ñu delluwaat ci baat bi xool fan la jóge ak ci ban contexte la baat bi daal di génni wala ci ban contexte lañ dundalaatee baat woowu ba dafay am solo lool ci li nga xam ne mooy orientation bi courant de pensée bi di jël bi ñu askane baat woowu wala sax fekkee diine ji nga xam ne
moom lañu askanale baat woowu. ngir xam origine baat boobu foog ñu dellu ci li nga xam ne mooy benn courant de pensée boo xam ne juddu na am lu mu bëgg indi am benn réponse bu mu bëgg a apporter face à des scientifiques yoo xam ne dañoo amoon benn gisin ci àdduna bi tasaare woon ko imposer ko ay nit. courant de pensée boobu mooy l'afrocentricité te ñu koy wax tamit l'afrocentrisme. lan mooy l'afrocentricité wala l'afrocentrisme ab courant de pensée la boo xam ne la ko taxoon a jóg mooy wone li nga xam ne moom la culture africaine yi apporté à l'histoire mondiale. ngir delloo ab gisin boo xam ne ay scientifique yàgg nañ ko véhiculer ci ne lii di civilisation africaine yi wala boog sous-estimer lii di civilisation africaine yi ci ab apport gu ñu mënoon indil ma civilisation mondiale. ci yeneen i terme mooy nëbb mooy ci afrocentrisme ñoom dafa amoon benn volonté boo xam ne habité woon na ñi di scientifique yi nga xam ne ñoom ñooy scientifique occidentaux yi nëbb apport yi nga xam ne africains yi indi nañ ko ci culture mondiale. kon ab courant la boo xam ne dafa opposé wu ci benn courant muy eurocentrisme ndaxte ñooñu ñam scientifique yooyu ñoom dañoo doon véhiculer ci lépp lu nga xam ne mi ngi nekk civilisation yi àdduna bi rek mel ni fa nga xam ne fa la jóge mooy ñi nga xam ne mooy Europe. kon ay scientifique jóg ngir wone ne gisin woowu noonu nekkul gisin bu wér. te jamono jooju noonu scientifique yooyu di jóg Afrique amoon na li nga xam ne mooy lu ñuy tuddee wala bokk ay mbir yoo xam ne dañ koy tuddee ne histoire la. waaye histoire boobu ña ko doon nettali wala ña ko doon bindal pour Afrique wala boog ña ko doon tracé pour Afrique moo nekkoon occidentaux yi loolu lañ tuddee l'africanisme. kon am nag ñu jóg defi liggéey ngir ñëw daal di wane ne nit ñooñu de am na lu ñu apporté li nga xam ne mooy ñoom ñooy monde bi wala sax nag far li nga xam ne moo xew ci àdduna bi yëpp wala bokk li nga xam ne lu ñuy gis comme civilisation ba ci yéemu bal ñoom ñoo ko bâtir. te ci gën a siiw ci ñoom di Cheikh Anta Diop. donte ne am nañu ko jiitu ci ay nit ñu ñuul ñoo xam ne jéem nañoo def ay effort ngir wane ne ñii di nit ñu ñuul ñi li nit ñi jàpp ñu wala jàppoon nekkut lu wér ne ñoom participer nañ ci li nga xam ne mooy lii tax ñu mën a joxoñ àdduna bi ne am nañu civilisation. waaye kii di Cheikh Anta Diop moo ci gën a siiw ba ci 1879 gis ne am na tur bu feeñoon Martin Robinson benn afro-américain moo xam ne doon na proposer traduction li nga xam ne mooy hiéroglyphes égyptiens yi. waaye nag ci moom la lii di afrocentrisme jëree jëm mooy ki nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop. am na yeneen tur yu doon feeñ ku mel ni Marcus Garvey avant moom yoo xam ne doon nañu def nañ jigo ci loolu. Cheikh Anta Diop nag ci moom ci la baat wii di lii di kimit wala kamit tàmbalee jëlsiwaat
ci li nga xam ne mooy conscience u nit ñi d'une manière générale, conscience africaine yi d'une manière particulière. ci liggéey yu nga xam ne afrocentristes yi tàmbale nañ ko, en l'occurrence Cheikh Anta Diop, ci la baat bii di kimit daal di dekkiwaate wala dekkal ko. ci ñu ne baatu kimit wala kamit la muy tekki mooy nit ku ñuul, mooy na doon tuddee seen bopp ñoom mooy kimit wala kamit, wala boog lam doon tekki mooy suuf si nga xam ne ay nit ñu ñuul fa lañ doon dund. kon foofu la mbir bi tàmbalee. ka nga xam ne kon moom mooy wooye boppam li nga xam ne mooy kimitisme day woote woo ngir dellu ci nit ñu ñuul ñooñu ñoom la nga xam ne moom lañu jàpp daldi ne moo nekkoon seen i diine, nekkoon seen culture, nekkoon seen gisin ci àdduna, te àdduna bépp daal di koy jëri ci ñoom. ndaxte kii di Cheikh Anta Diop la nga xam ne moom la jéem a saxal mooy saxal ne kon àdduna bi li nga xam ne mooy culture yi ñu jëloon tekk ci kaw civilisation yi mooy civilisation grecque wala romaine en particulier, ñoom dañ ko imiter ci li nga xam ne mooy la xewoon Égypte. égyptien yooyu noonu ay nit ñu ñuul lañ woon. foofu la baat wii nii tàmbalee siiw. Cheikh Anta Diop nag ab nit la comme yeneen nit ñi rek, mooy ab boroom xam-xam la bu def ay effort, waaye nekkul ab yonent. liggéeyam la nga xam ne moom la wax, ñu bari taxaw nañ jàmbaloog moom ci loolu, won ko ne la mu bëgg a saxal nekkut loo xam ne lu wér la. am na ci ay nit ñu ñuul, am na ci ay nit ñu xees, waaye li ñu gën a yitteel ci mbir mi fi ñu toll nii mooy rek wan ne fa la mbir mi tàmbalee, wala baat boobu fa la tàmbalee commencé siiw. mooy loo xam dafay renvoyer ci na nit ñu ñuul ña daan dundee, ña nga xam ne selon afrocentrisme ñoom ñoo indi li nga xam ne moom mooy civilisation fii ci àdduna bi. mu nekk ab sujet boo xam ne sujet de controverse la. am na ay ñu bari ci ñoo xam ne ay scientifiques yoo xam ne ils sont reconnus, ñoo xam ne sax dem nañ ci ba jàppoon ne Cheikh Anta Diop mii nii moom imposteur la woon, comme ni nga xam ne am nañu ko jàppee bu yonent. mooy dafa am benn idéologie tàmbalee dugg ba nga xam ne dafay ñëw daal di brouiller li nga xam ne sax mooy xalaatu nit, mooy farfarloo tàmbale. am ñu jàpp ne Cheikh Anta Diop lépp lu mu wax rek dañ ko war a jël mel ni lu jóge ci kaw asamaan. képp ku critiquer dafa am fu lay dëkkal. su fekkee ne nit ku weex nga da ngaa nekk koo xam ne da ngaa bëgg a suufeel nit ku ñuul. su fekkee nit ku ñuul nga da nga nekk ko aliéné wu. su fekkee ne am ñeneen ñoo xam ne dañoo dem ñoom lu Cheikh Anta Diop wax ñu jël sànni fële. waaye ay waxam day doon comme waxu ñëpp ñuy gëstu ci xam-xam. am na mbir yu ci wér, am na mbir yoo xam ne du ci wér. yenn saa yi soo dajalee ñoom ñëpp seen i wax da ngay gis ne peut-être loolu mooy mbir mi. ala kulli xaal baat bi fii la jóge. léegi nag ñëw ci li nga xam ne mooy mouvement kémitisme, wala boog lii di courant de pensée kémitisme. ginnaaw ba ñu xam leen ne baat bi moom mi ngi aju ci jëm ci lu la muy tegtale mooy lu ñuul, mooy nit ku ñuul, wala suufu nit ñu ñuul ñi. te afrocentriste jàpp ne suuf soosu noonu mooy Égypte, ba nga xam ne civilisation àdduna bi encore une fois d'après afrocentriste ne fa la jóge. kon nag kémitisme ci nii la juddoo,
mooy ña nga xam ne ñoom kon dañuy askanale seen bopp ne dañoo bëgg a dellu ca la seeni maam nekkoon ndax seeni maam ñooy ña nga xam ne ñoom ñoo fi indi lii di civilisation lépp ci ñoom la jóge encore une fois ñu gis ne kon lii ab gisin la bëggoon nañu dugg ci controverse bi ak li nga xam ne moom la yeneen scientifique yu sérieux indi ngir wan ne mbir mi nekkul loo xam ne nit mën na ci dogu ne lii la lu dut ne dafay indi ay hypothèse ndax histoire na lay doxe waaye dañoo gis ne audio yaa ngi gudd te li ñu bëgg a wax egseeguñ ci mais ala kulli xaal ñi nga xam ne ñoom lañuy askanale kémitisme bi ñoom kon la leen di boole ñoom ñëpp mooy ne dañuy delluwaat ca la nga xam ne mooy maam la mu nekkoon mouvement bi nga xam ne wala boog courant de pensée bi mi njëkk a feeñ ma nga feeñee ca États-Unis dans les années 1970 ñu wax ne dañuy ñëw dekkalaat diine ca nga xam ne ca la égyptiens yi nekkoon muy l'Égypte antique te dañoo jàpp ne Égypte antique ña fa nekkoon ña fa doon dund mooy nit ñu ñuul ñi kon ñoom seen diine jooju ñun ca la ñuy delluwaat. ñooñu nag ne dañuy delluwaat ci diine jooju ñoom ci boppam dañoo wutee ci diine jooju ci lan la taxawoon ndax dafa taxaw ci li nga xam ne mooy paganisme la woon ndax polythéisme la woon ndax ay yàlla yu bari lañ doon jaamu wala ndax benn noppi yàlla lañ doon jaamu. ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a fees ci États-Unis ak seeni église seeni temple ñoom la nga xam ne moom lañu déggee ca lañu am comme ay fait wala boog ci lañu am ci ay hypothèse historique ndax ay hypothèse rek mooy dañoo jàpp ne kon seen maam yooyu noonu yu ñuul yooyu mooy hypothèse la doon dund ci Égypte mooy nekkoon seen suuf hypothèse la te ay nit lañ ñoo xam dañ doon jaamu ay yàlla yu bari am ñenn ci ñoom ñu gis ne monothéisme la woon waaye nag monothéisme bi amoon ci àdduna bi yëpp wala bi am ginnaaw bi yëpp foofu ñoom la jógee ñoom ñoo ko jox li nga xam ne mooy àdduna bi. kon nga gis ne kon fii nii li jëm ci wàllu diine ji ñu soxla ñaari gisin wala ñaari groupe de kémitisme dañuy am ñoo xam ne ñoom dañuy dellu ci religion ba mooy kémit yëpp dañu ne fa ñuy dellu mooy ci jaamu yàlla ga nga xam ne suñu maam doon nañ ko jaamu yàlla ñenn ñi gis ne yàlla yu bari la doon jaamu ñenn ñi gis ne benn yàlla lañ doon jaamu waaye benn yàlla boobu ñu ne jaamu moom ñi ci def ñëpp ñoom ñoo sàccee loolu ci ñoom kon ñoom moom mbir ma dañ koo sàcc ci ñoom ñu ëpp tey ci nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi bi nga xam ne moom lañ adopté mooy paganisme bi dañuy weddi lépp loo xam ne sax dafay dellu ci diine yi fii xew tey di woote waat di vénérer donte ci France wala fenn amuñu ay temple mais dañuy woote mooy delluwaat ci spiritualité bi nga xam ne mooy polythéisme ñi nga xam ne tam ñoom ñoo wane ne ñoom monothéiste lañ wala bokk ñoom seen maam yooyu ñoom ci monothéiste lañ nekkoon dañuy weddi diine yi yëpp dañ ne diine ñoom dañ ko sàcc la rek kon soxlawuñu diine yi ñoom fa ñuy dellu rek mooy seen maam yi ñoom dañ di gise woon li nga xam ne moom mooy diine mais amuñu benn mbir boo xam ne ci dañu mën a sukkandiku ñoom lu dut liggéeyu ab nit muy Cheikh Anta Diop ak ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam te ci côté bi am na yeneen liggéey yu bare yu ko gën a sérieux wala yu sérieux comme moom mu sérieux woon liggéeyam yu weddi loolu kon nga gis ne diine jooju ci la muy bëgg a sukkandiku mooy ci histoire boo xam ne ba tey jii nii dafa am controverse. damay insister rek ci wàllu mooy li jëm ci wàllu croyance waaye li nga xam ne ñoom moom la ñuy woote woo ci delluwaat ci culture ba nekkul ci wàllu croyance kese
wala ñu ci wàllu philosophie ci wàllu gisin waaye ñu li ñu yitteel tey mooy ci wàllu croyance kon day am ñaari courant ci ñoom ñoo xam ne dañuy woote woo paganisme dañuy clair mooy dañuy delluwaat ci nga xam ne ñooy yàlla égyptien yooyu wala bokk yàlla yoo xam ne ñu nekkoon ca ñoom danañ jaamu ca Égypte googu moo xam Ozar xam ne moom la ñuy woowee Osiris moo xam Nebhet nga xam ne moom la ñuy woowee Nephthys moo xam Azet xam ne moom la ñuy woowee Isiris moo xam kii di Xem xam moom la ñuy woowee Horus wala Xetheru moom la ñuy woowee Hathor ak yeneeni yàlla mooy kémitisme nga xam ne ñoo tàmbale dañoo am ay temple am seeni rite seeni pratique tubbee ko ci histoire moo xam ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamu yàlla yu bari jàpp ne loolu nekkoon diine nit ñu ñuul ña ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamu ay wala boog ñoom ne ci monothéisme la ñuy woote woo te gis na ñooy bokk daal di rejeté li nga xam ne mooy l'islam tegu ko fëre mu nga gis nag ñenn ca ñoom ñu nekk jullit wala nekk chrétien ñi nga xam ne ñoo ngi ko ne nekk jullit wala nekk chrétien kon ñoom dañoo bàyyi la nga xam ne mooy la ñuy woote woo ci kémitisme nekkul la aju ci wàllu ay religion mooy ci wàllu panafricanisme la mooy jéem a fexe ba africain yi ñoom ci boppam tey ji ñu retrouver seen dignité mën a participer ci àdduna ni muy doxee sans pour autant ñu leen di imposer doxalin wala gisin waaye nekkul ñuy rejeter nga mooy religion yi te ñooñu seen liggéey nekkut ci internet bi ngay gis ne un travail de terrain te du ñu attaquer li nga xam mooy religion yi mais ñu ngi yitteel tey mooy kémitisme bi dafa nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci internet bi di véhiculer loolu bëggoon nañoo waxtaane ci évolution bi nga xam mooy Trubica maa ngi gis temps baa ngi jàll ak nga xam ne mën nañu woowee kii Moussa Ba na gis ne moom ci tàmbaleem amoon na gisin wu mel ni gisin wi nga xam ne mooy rejeter lépp lu wuteeg lañ jàpp ne moom la nit ñu nekkoon mooy kémitisme bi nga xam ne racisme moo ko lal mooy rejeter l'autre mooy haine jàpp ne malheur yi africains yi nekk yëpp tey jii li ko waral mooy religion yi nga xam dañ koo jëlee feneen ñu gis ne waaye donte moom ak gis nam évolué na ba mujj tuub daal dugg ci leen sa mooy l'islam dañuy gis ne léegi liggéeyam lépp moo ngi waaj jëm ci wàllu panafricanisme mais nekkatut di opposer religion ak religion donte dina woote woo delluwaat ci li nga xam ne moom mooy ci wàllu culture delluwaat ci mooy culture africaine kon kémitisme bi nga xam ne tey moom moo nekk ci réseaux sociaux yi am ay sites yu bari yi nekk ci Facebook feneen mooy kémitisme bi nga xam ne dafa ko basé wu ci suprématie noire mooy liggéey ba nga xam ne Cheikh Anta Diop jëmoon na koo def ngir jéem a wane africain ni ñu participer ci li nga xam ne moom mooy culture mondiale wala ci la civilisation mondiale ñoom dañ koo jël mu nekk benn culture boo xam ne dañ koo jël mu nekk benn yoon ngir daal di wax ni africains yi wala noirs yi ñoom ñoo gën keneen ku dut ñoom keneen ku ñoom la nekk ci suuf mooy la nga xam ne moom lañ doon xeex moom lañ mujj jël def la même chose mooy dañoo jàppoon ne tubaab bi dañoo ñëw daal ñuy wàcce ne yéen doo leen dara ñun ñooy lépp ñoom kon nga gis ne ab vengeance lañ ko def mooy léegi ñun ñooy lépp ñeneen ñi doon ñoom duñu dara sagam ñëlee eurocentrisme dañoo waxoon ne civilisation bi yëpp ak théorie yi ñu waxoon ci Hamid yi civilisation mondiale yëpp fa mu bawoo ko mooy Europe ñoom ñu dellusi ne kon ñun civilisation mondiale yëpp fa mu bàyyee ko mooy Afrique sagam dañoo gis ne religion yi ñu tuddee religion monothéiste yi ci nga xam ne ñoo ci gën a fés ñoom dañoo jàpp ne ñoo ci gën a fés mooy seen couleur nekk noonu couleur bu xees kon ñooñu dañ leen di rejeter
wan leen ne religion yooyu noonu la ca baax ci ñun la jugewul ci yéen. kon dañuy woo ñëpp ñu delluwaat ci liñ jàpp ne suñu maam ca la nekkoon, mooy imma di jaamu ay xërëm, di jaamu ay yàlla yoo xam ne suñu maam moom lañ doon jaamu di leen vénérer, imma ñu gëm li nga xam ne mooy monothéisme, waaye gëm ngi ñu koy gëm di bokk ak ñii lañ koy gëmee, ndax ñii ñoom ñoo ñëw aliéné li nga xam ne ñoom ñooy africains yi ba mënuñoo xam seen culture. ngir tënk kon da ngay gis ne lii di aju ci wàllu delluwaat wala wanewaat ne culture africaine ca njëlbéen ga la ko tax a jóg ba joxe kémitisme la njëlbéen la ko taxoon a jóg mooy wone ne lii di civilisation mondiale africaine dañoo participer ci niñ ko bâtiré. nekkuloon loo xam ne rek européen yi kese ñu ko moom, loolu moo nekkoon njëlbéen gi, mu nekkoon loo xam ne lu noble la, nekk loo xam ne nit mënu koo rejeter. mu évoluer ba nekk nag loo xam ne léegi mooy ñun ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo bâtir bépp civilisation, ñoo fiite kaw bépp civilisation. mooy benn genre de vengeance par rapport à l'histoire. ñu gis na nag jàpp ne li tax ñoom mënuñoo avancer wala bokk ci nit yu ñuul ñi mënuñu leen a gëmloo loolu, ñoom la ñu gëm mooy diine yi. kon foog ñu taw xeex diine yi wal leen daal leen indi leen beneen diine, mooy delluwaat ci jàmm yi xërëm. kon ñu gis ne kémitisme bii ni nga xam moo nekk ci réseaux sociaux yi, li mu njëkk a yàq mooy li tax a jug mbir mi, mooy liggéey bi mu njëkk a caricature, mooy liggéey bi nga xam ne ay nit def nañ ko ngir daal di joxaat africain dignité am. loolu la njëkk ñëw caricature bi def ko benn mbir boo xam ne léegi dafay doon racial, jël ab xeet te ko ci kaw, te ñi ko doon def la leen taxoon jóg, donte am na erreur yu nekk seen liggéey, donte am na mbir yoo xam ne mënuñ ko remettre en cause, mais la leen taxoon jóg loolu la woon. ñu jël mbir mi li nga xam ne mooy dañoo ibbi woon, ñooñu tàmbale woon loolu, dañoo ibbi woon ab bunt boo xam ne bunt de réflexion la, mooy lépp mën nañ ko remettre en cause, bàyyi nit ñu xalaat. ñoom léegi dañ koo jël def ko loo xam ne dogmatique la, doon dogme pas-pas la, da ngay gëm ne lii nii la demee. su fekkee ne gëmoo man ni ma gëmee nii la demee, yow da nga nekk koo xam ne su fekkee nit ku weex la, mooy da nga continuer nekk ca la nekkoon, bëgg a jàpp ne africain yi ñii li nga xam ne mooy civilisation africaine. su fekkee nit ku ñuul da nga allié wu ndax chrétien nga wala musulman nga. foofu noonu nga xam ne ñi ngi nekk obstacle ci nit ki mën a xalaat, jël xelam xalaat histoire, am lu mu ca jël, am lu mu ca dellu. kon léegi lii histoire dañ ko def ku mu nekk dogme, pas-pas goo xam ne nit du ko war a gëmee nii. problème la pour nit ñu ñuul ñi, ndaxte fi nga xam ne africain yëpp dañoo soxla daal di dajaloo, booloo, doon benn say ngir mën a apporter dara ci civilisation mondiale, mais tamit fexe ba préserver lu bari ci la nga xam ne mooy leen permettre ñu mën a exister en tant que homme noir dans ce moment. ñoom dañoo ñëw, te looloo tax panafricain yi jukk, looloo taxoon afrocentrisme am. ñoom dañoo ñëw daal di commencer diviser africain yi. mooy nit ku ñuul ki jullit nga amoom xel, da nga aliéné wu, chrétien nga amoo xel, ñun ñii ñoo am xel. te da ngay gis ne ay nit lañu limité wu ci li nga xam ne mooy côté xalaat. déjà dañuy nekk ñoo xam ne du ñu am objectivité, dañuy fermé wu ci benn gisin, mooy lépp loo xam ne Cheikh Diop wax na ko kenn du ko remettre en cause. c'est exactement ça. histoire dañ koy jël ko mu nekk téere boo xam ne dafa jógee ci asamaan, mu nekk lu dogmatique, ne lii la kenn du ko weddi. waaye ànd ak loolu yëpp la ñuy xeex, da ngay gis ne xamuñu ci dara. suñ jëlee lislaam gi nga xam ne moom la ñuy xeex, say bu suñu waxee ci lislaam da ngay gis ne xamuñu dara ci lislaam. ndax ñoom seen gisin ci lislaam dañoo jàpp ne lislaam dafa nekk diina joo xam ne diina ju raciste la, mooy lislaam dafa nekk diina joo xam ne diine ju ñëw ngir suufel
nit ku ñuul la. foo dem ci seen site yi dangay gis ñu lay indil ay verset nañ ci jël benn rek comme exemple pour wan nit ñi ne ñoom de li nga xam ne moom mooy seen diine jii nii ngeen nekk muy lislaam daa nekk diine joo xam dafa yàgg bañ nit ku ñuul, dafa yàgg suufeel nit ku ñuul, dafa jël nekk diine joo xam diine arab la, dafa jël arab yi tegoon leen ci kaw nit ku ñuul ñi. te la muy woote woo nekkul diine ju wér, daa wute suñu diine maam, wala la muy woote woo sax daf ko sàccee suñu maam su fekkee ne mooy ñuy wax monotéisme. ngir résumé rek mooy li nga xam ne moom mooy seen gisin ak yàq ki ñu yàq li nga xam ne moom mooy nit ñi li ñu waroon a def, li ñu waroon a jële ci saxal ne civilisation yi mu ngi jóge ci nit ku ñuul. li nga xam ne boroom xel moom la ciy jële mooy kon racisme amul sens. kon su fekkee ne nit ku ñuul ñi ñoom lépp lu nit ñi def tey ñëw la ñoom ñooy origine sax humanité, nit ki njëkk ci nit ñi nit ku ñuul la, civilisation bi moom moo ko jox nit ñi. kon en quelque sorte en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que racisme c'est une bêtise humaine, ndaxte ñëpp seen maam nit ku ñuul la. kon yow looy prévaloir rek ci culture ci civilisation, su fekkee ne ñun ñëpp ci nit ku ñuul lañ jógee, kon tubaab beeg naar beeg simit bi ñoom ñëpp ci nit ku ñuul lañ jógee, kon lépp ñoom ñëpp loolu seen civilisation la. kon civilisation égyptienne civilisation tubaab bi la, civilisation nit ku ñuul ki la, civilisation arabe bi la, ko ñëpp a ko bokk ndax ñun ñëpp suñu maam la su fekkoon dañ xalaat. kon la nga xam dafa doon ñëw rassembler ñoom ñu koy jël mu xàjjale nit ku ñuul ak nit ku weex, xàjjale li nga xam ne moom mooy nit ku ñuul ak nit ku ñuul ci sectarisme, ci benn gisin goo xam ne gisin gu suufe la ci déggunu àdduna. damay lire benn journaliste ni mu leen définir mu nekk définition boo xam ne définition bu gàtt la, ñu doog a ñëw nag ci li nga xam ne moom mooy li aju ci wàllu gisunu l'islam ci li nga xam ne mooy kémitisme. dafa am benn historien boo xam ne dafa ñëw di résumé ñoom seen gisin ni mu nekkee loo xam ne dafa wuuteeg li nga xam ne moom mooy li taxoon a jug dëggantaan njaay lii di renaissance, la renaissance africaine, ak ni ñu ko yàqee ni ñu ko caricaturé. mooy Ngoro Bangali nee na à ses débuts le concept de renaissance africaine exerçait un attrait sur les consciences qu'il invitait à l'éveil et à l'afro-optimisme. Il exploitait la fascination et l'engouement créé autour des travaux en égyptologie de Cheikh Anta Diop, qui faisait une rétrospective sur la grandeur perdue de l'Afrique. Cette restitution scientifique de sa négritude à la civilisation pharaonique étanchait la soif de revanche morale ressentie par la nouvelle génération africaine non servile, née après les indépendances, d'où l'intérêt qu'elle suscitait. Mais par la suite, l'idéal de revaloriser l'identité africaine en la débarrassant des apories de l'eurocentrisme connaît un accident de parcours. La trajectoire du concept dévia vers un dérapage spiritiste sous la pression de son courant ésotérique au sein duquel se côtoient des afro-descendants d'adeptes du voodoo, ay voodoo lañu woon, une poignée d'intellectuels animistes wala ñu nekkoon ay animistes, quelques apostats musulmans ak ñenn ñoo xam ne ay jullit lañu woon daal di murtad, aux chrétiens débaptisés ñoo xam ne ay chrétiens lañu daal di génn ci christianisme, des immigrés effarouchés par le racisme occidental anti-noir, wala nekk ay nit ñu ñuul, ay immigrés yoo xam ne dañoo subir li nga xam ne mooy racisme bi nga xam ne nit ñu ñuul yi dañ ko dund dëkk yañ nekk ci dëkk tubaab ya wala ci dëkk yenn dëkku naar yi, et une escouade de bras cassés, te loolu moo ci bëri ñoo xam ne jëriñu dara, dañoo ñàkk lu ñu def rek, issus des rites occultes, sociétés secrètes ou loges initiatiques, ñoo xam ne dañoo bokk ci ay loge, bokk ci ay mbir yoo xam ne c'est occulte. ñooñu ñooy ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñëw daal di récupérer courant boobu. De la récupération par ce courant para-universel a complètement dénaturé le concept et l'a fait sombrer dans un délire sectaire. kon ñooñu ñoo daje mooy ay anciens vaudou, ñenn ñoo xam ne ay animistes lañu woon, ñoo xam ne ay musulmans yoo xam ne mosu ñu xam l'islam waaye dañoo judd ci sam xamuñ dara daaj koy génn, ay chrétiens yu débattus, ay bras cassés,
ay nit ñoo xam ne tekkuñ dara ñoo ñu xëy sombré dans un délire sectaire daal di dénaturer li nga xam ne mooy taxoon a jóg ñu war a xam sunu askan. Et cette dégénérescence, en même temps qu'elle convainc les universitaires à prendre leur distance à un instinct d'actif suprématiste à l'instruction sommaire. kon gis nga nit ku ne comme ni ko ñaan yi waxee salafis yi ak ñoom ñooñu déedéet intellectuel yu ci boppam ñu bari ba ñu gisee dérive sectaire yi ñoom ñoo commencé jël seen distance ci mouvement bi nga xam ne lu mujj doon mooy ab diine loo xam ne day ñëw di imposer nit ñi ab gisin boo mu sectaire te du ko basé wu ci lenn benn explication boo xam ne explication scientifique la bu nit ki mën a teg loxo. Et mun yi xam ne le concept de renaissance africaine se retrouve embourbé et limité en antichristianisme primaire mën na tudd en anti-islamisme aussi primaire. léegi nag li taxoon li nga xam ne moo nekkoon jubluwaay bi dundalaat nit ku ñu dundalaat Afrique mujj gi nag kon nu mujj doon dafa mujj li koy baare li koy tee jóg mooy ne ñëw def ko li nga xam ne mooy bañ diine yi mooy christianisme ak li nga xam ne moom mooy l'islam. kon kémitisme bi nga xam ne moom la ñuy dundee tey mooy jàpp ne dellu ci loolu mooy jël l'islam def ko mu doon sa ennemi wala jël diine yi def la mu nekk seen ennemi rawatina l'islam mu doon na seen ennemi rawat na de mais li ñuy wax lépp naan l'islam dafa aliéné wu moo tax nit ñi avancé wu ñu wala wax nit ñu ñuul avancé wu dañuy fàtte ne ki ñuy dellu ci moom muy Cheikh Anta Diop jusqu'à preuve du contraire ab jullit la woon. Cheikh la tudd te musta changé turam ci Cheikh ab turub arab la te kooku noonu moo leen permettre ñu mën a tey ji di prévaloir benn civilisation boo xam ne moo dominé woon monde bi xam naa du ci bàyyi xel. kon les musulmans sont tellement liés nga xam ne ba pare ñoom ñooy wax dekkalaat li nga xam ne mooy culture noire ndax mosuma gisee fu mu apostasie fu mu bàyyi l'islam mosuma gisee fu mu xëyee daal di changer turam ndax jàpp ne tur boobu mu tudd noonu aliénation la. mais soo doon topp li nga xam ne mooy timit yi da ngay gis ne dañuy topp à chaque fois dañuy nekk ci contradiction yu bëree kon en résumé lii mooy li nga xam ne moom mooy kémitisme ci forme bi nga xam mooy forme actuelle bi mooy abdan la ay nit lañ ñoo xam ne dañuy jël li nga xam ne mooy li ay liggéey nit defoon ngir dundalaat culture africaine ñoom ñu jël ko approprier ko def ko mu doon ab gisin boo xam ne la ko tax a jóg mooy bañ beddi képp koo xam ne sa der ñuulut wala képp koo xam ne donte sa der ñuul na da nga gëm diine joo xam ne ñoom gëmuñu ko moo xam islam nga dem wala christianisme nga gëm ab secte la boo xam ne daal la muy wootee tey jii nii mooy delluwaat ci ay jaamu ay yàlla yoo xam ne yàlla yu yàgg la ay mythe ak tamit xeex lépp lu ñu woowee li nga xam ne mooy jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak dara moo tax lii di gis nañu l'islam ci mbiru mel ni la chak dafa leer ndax l'islam dafay xeex li nga xam ne moom mooy racisme te kémitisme dañuy woote ne mooy racisme mi ngi jóge ci suprématie mooy képp ku nekk soo jàppee ne man maa gën ka ca des fa la racisme di commencé mooy man maa la gën civilisation maa la gën maa la féete kaw te loolu l'islam dafa ñëw di ko xeexin bu la nañ